mbokk yi bés biñ doon xaar agsi na dimanche 19 décembre ca arène nationale càppaacoli bi doomu Pikine Boy Niang numéro 2 bara jàkkaarloo ak le géant di Bawol Tapha Tine borom takk ci rib lamb ji nag dawul ci benn télé en direct lay doon pay-per-view ci seen affiche.com ubbil sa navigateur nga dem ci www.senaffiche.com nga cliqué ci événement Tapha Tine ak Boy Niang bu fekkee ni ci diaspora bi nga nekk gànnaayool sa carte bancaire nga cliqué sur achat ou connexion par mail nga topp instruction yi ngir nga mën a jënd sa paas 9,99 € rek la. yéen ñi nekkee Sénégal itam mën ngeen a jënd seen code ak moyen de paiement locaux yi 2500 francs dong la ubbil sa application Orange Money nga scanné QR code bii feeñ ci écran bi. wa ilaa nga composé dièse 144 dièse 5 étoile 346 360 étoile 2500 francs dièse nga dugal sa code secret ci saa si di nga jot benn SMS buy confirmer sa paiement ak beneen SMS bu lay envoyer lien wu combat bi kon nag soxlawul ngay xaar ba bés ba ndax mën ngaa jënd sa code léegi ak seen affiche.com. Père Max ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di leen kontaane rek di rafetlu liggéey bi di xaar nag seen laaj ma tontu ci li ma man wala li ma xam waaw. liñ jàpp mooy tey mooy deuxième rencontre bi gala bi jàlleeg léegi bu njëkk bi man la Siteu président Cheikh ak tambour major bi Djili tey woowaat nañ ñu mais booba promoteur bi ñëwul woon tey promoteur bi ñëw na. mais tey mbëri ñëw ñu nag président yi rek maak président bi la ñu woo mais ki njëkk a jël jox kàddu mooy le promoteur pare nee na ci famille ak mbokkam ak xaritam jël na décision combat bi moom dootu ko tëgg pare na ci nee na la CNG fay na leen seeni reliquat man li ma diggee ak mbër yi dinaa ko def wax na ci li ka noxari nee na jot na ay menaces am na ñu ko saaga. mais ñun ci suñu côté li ci ëpp bu jotee bu amee yenn sorties yi ñu wax ko ci lu ko neexul dina ma woo la ma koy wax mooy man duma la saaga duma la wax loola naqari président du la ko wax xale yi nag léeg-léeg doo mën a contrôler ñëpp mais même suñu mbër def na sortie réaction à chaud la xale mën na juum. mais man na ko da ngay comprendre presse bi yéen sama fils yi léeg-léeg ñu jël benn sortie ñu reprendre ko mais ca biir dañ ciy dugal maanaam piège lay doon dañuy titre de rek def ko à la une mais ca biir ñu sërxal ci loo xamante ne nii doo leen mën a attaqué fenn loolu nag seen façon liggéey la yéen a ko xam mais daal li am solo mooy duñ leen dépassé benn yoon moom promoteur bi duñ ko wax mukk lu ko naqari xalaatuñ ko ndax nag xam nañ li ñu yoon may. biñ njëkkee jot procès verbal bi bind nañu recours déposé wane li ñu àtte ñun ànduñu ci mais ginnaaw ba li mënoon tax ñu reprendre combat bi ñun liñ jàppoon mooy dañu war a joxaat beneen avance CNG nag joxoon ne waxaatoon nañ beneen proposition bu bokkutoo nag ñun li ñu xalaatoon ñoom c'était juste bu ñu dee organiser waat gala bi CNG moo ko waroon a encadré am na ci ay chantage boo xamante ne nii ci côté billet yi. day jëm ci ñaari mbër yi yooyu yëpp mujj nañ ko wax nii mais ginnaaw ba nag moom promoteur bi nee na dootu organiser li ñuy xaar rek mooy le CNG jox ñu suñu reliquat ñu continuer ne nañ nag loolu xaas bi promoteur bi moomu ko ñoom danañ waxtaanaat ak bureau bi xool ban décision lañ ciy jël loolu daal la ñu génnee nii CNG. Père Max ba ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy amende ndax ñu bari ñu ngi naan Siteu comme 500 000 yi nga xamante ne moom lañ ko amende ñi ne affaire kii bi la saisie la ñi naan dafa kii comme dafa yéex a dugg ci géew bi 500 millions pour la non du affaire yéex a dugg ci géew bi si Siteu moom fóotuma ko mais keroog macha allah ba mu daree dugg ci làmb ba léegi dimanche la 5 boobu rek la yor comportement bu ñu rafetlu def yëfi mbër nag def yëfi champion li naan booy màgg da ngaa war a wane ne maa ngi màgg dugg na ci heure ñëw na toog ci mikaayam ba tuus jot mu génn tuus demaat toog ci mikaay li saa wu waree jël biteel day avertir arbitre yi bañ ko ne dugal mu jóg sottee ko delluwaat toog bañ woote bali am sax dañ ko nette à son insu moom yëgul li xew
kon moom li mu waroon def yëpp def na ko. siège yi nag dañ ne ma siège yi ndam mooy 500000 yi loolu sax ànduñu ci mais ñoom jéngu nañ ci te dama ne mbër victime la dañ ko war a protéger mbër victime la mooy mënul bu amateur ba jógee Tamba damm siège toog ci côté Siteu nga dagg ko Siteu loolu ànduñu ci te yooyu yëpp dinañ ko bindaat ndax nag loolu du pour Siteu yëpp mbër yëpp la d'accord ñu ko yàq arène bi benn bañ day fonk ta weex dañ ñu daan boot tey ñu yor suñu yëfi bopp kon loolu d'accord ma nit di def violence di damm ay chaise rafetlu ma ko ñi koy def nañ ko bàyyi loolu ànduñu ci mais nag mbër mi victime la damm loowul kenn chaise mais bu kenn damee ñu wàcce ko ci ko mbër mi loolu ànduñu ci. waa 15 ans lañ ne moom lañ ko sanctionné am na leneen loo xam ne amaat nañ ci beneen gëstuwaat parce que dañ xëy na sama njàng soriwul ndax xam nga man mën naa làkk français sax armée française di ma wër xëy na damaa jàngul mais li ma bëgg a wax mooy dañu ne ñetti combat du tuus mais par la suite dañ ne mën naa tuus mais batteur am duñ ko tuusal mën na wit feneen batteur Siteu tuusam daana kon amateur yi am na ñoo xam ne tuus Siteu moo leen indi buy waaj a bëri sax dañuy génn dem mais ndokk bañ nangoo loolu bi mën na ñetti combat mën na tuus mais batteur am yi duñ ko tuusal mën naa wit feneen batteur loolu garaaw loolu garaawul mais daal li am solo mooy Pape suñu frère la séq nañ lu bëri lu dul làmb muy suñu rakk di xale bu baax mais daal li wétoor mooy bëgguma sama mbër tooñ man deuxième report bi dane woon dootu bëre si waat ndax li ma waroon def naa ko estafam ñoo ma woo may leen luy estaf cas de force majeure la fomm biñ ko fomm mu jógewul ci promoteur bi kon da ngay bërewaat ñu ñëw signé waat contrat kon ñu duñ nangu suñ mbër tooñ mais lii nag pour ñu bërewaatoon ñun duñ ci woon ànd d'accord duñ ci woon. ñu ngi lay siyaar bu baax a baax Fatma Diop bu ñu soor ko ñu ngi lay siyaar bu baax tey dañu gis ne combat bi jeex na si jàmm mais xeli amateur yi ba tey jógewul ci Siteu ak Papa Sow promoteur bi ne pare na ci bu ngeen gisaatee beneen promoteur boo xamante bi nii jox na leen avance saison bi pare ngeen pour bëriwaat ak Papa Sow. waa sa question bi dafa xaw a ñaw parce que li tax mu ñaw mooy paasu Papa Sow daal pour l'instant tourné nañ ko dëgg man leneen parce que bu coow amee dañ naan wax bu dofee ka koy déglu na nitee bu ñu xalaatee ne même lañ ko doon menacé promoteur bi xalaat ne ñeneen na ne ci ginnaaw di xam bu booy ñu koy def nga toog ne pare nañ dañoo bañ ñu defee ne dañuy waxaat yeneen promoteur ñu proposé ñu kase bu ñu promoteur bi fayutoon pour ñu bañ a bërewaat déedéet ñun doxuñu ci loolu duñ moroom am sax ñoo ko mag li am solo mooy contrat bi jeex na Siteu bëtam mi ngi ko teg ci yeneen i mbër am na yeneen i mbër bëgguma sax Siteu seen i tur ñoo xam ne pare nañ pour bëre ak ñoom waaw. tey dañoo gis ay taxes yu bees yoo xam ne génn na ci CNG bi ñu ne mbër yu mag yi 12 personnes lañ leen di may loolu est-ce que jëmale na làmb kanam. waaw mënuma ko bañ ndax taal bu tee tàkk nooy lañ koy taalee ginnaaw ba dañoo jóge ci làmb ju mag mu yàqu ñu war a defar pour assainir géew bi mu gën a leer pour ñëpp mën a liggéey ñu teg ko ci yoon loolu duma ko bañ ndax soo ko nangoo day mel ni da ngaa ànd ci yàq bi benn rek laay leeral léeg-léeg ñu ne la CNG fi ñu teg batteur yi foofu bi ma duggee léegi wax naa ko mbër bu ko tànnal fi muy toog dañoo jëloon ay badge def ticket a xam naa ba 20 mbër yi mat Siteu ñu joxoon ko dee bi ñu jëloon ko jox ko suñ coach géwél bi njëkk a ñëw ji li ñu ne ko ginnaaw ba dee lañ jox Siteu kon foofu ngay toogee mu dem fa toog waaye mbër mi bi mu ñëwee toog ak géwél yi ñu toog ci digg géew bi ñu ne ko fan ngay sumeeku mu ne fële laay sumeeku ñun du weranteeg sëriñ kon nañuy bàyyi di wax sàkkal mbër fu muy toog nañ bàyyi bu mbër mu njëkk a ñëw rek tànn fi mu toog ka ci des toog feneen mais li am doolu du erreur u CNG erreur la ci li ñuy sàkkal mbër fu mu toog mais superviseurs yi ginnaaw ba dee lañ joxoon Siteu ñu ne ko kon ji li ñëw ñu ne ko ginnaaw ba kaas bee dee fa lañ jox Siteu demal nga toogi fa te mbër nag ci mikaay li da cee bokk sëriñ si léeg-léeg ñoo lay taamul fi ngay toog loolu danañ ci jël ay jàngat li may wax rek mooy ñi naan CNG ñoo fauté ndax kii ay géelam dañoo war erreur bi foofu rek la amee dañ ñoo joxoon dee suñ géwal ñoo toog fa Siteu ñëw toog sëriñ sim àndal ne ko foofu baaxul ne la ngay toogee jàkkaarloog penku bi mu dem toog fa kon loolu mën nañ ne du erreur u CNG xëy na ñoom dinañ ci jëlaat ay matukaay bu beneenee bañ a sàkkal mbër fu muy toog fu mu toog adversaire am toog fa ca des
père en fait combat bi sans verdict lay doon wala match nul lay doon wala lan da ngeen di déposer non combat bi loolu ça dépend ci CNG ndax bindoon nañu recours PV bi jotaguñu ci waaw PV bi jotaguñ ci kon mënaguñ ne lii lay doon mais daal ba léegi amaguñ décision finale bi li am solo daal mooy ñi ngi xaar ñu jox ñu suñu reliquat ñu dem witi leneen